véridique mooy ñetti baatu tubaab yi nga xam ne ni mën nañu ko tegal moom maître El Hadji Diouf gëstu bi ci ay njabootam ay jegeñaaleem doomam soxnaam ak ñamuy liggéey ndool du ñooñu rek ndaxte am na keneen ku ñu taseel maître El Hadji Diouf ñu bëggoon dégloondoo ko ensemble kii bokk na ci ñu la gën a jege di maître Lamine Mbengue. maître El Hadji Diouf bi ñu xamante yàgg na xamante nañ depuis université. boobu temps mu doon animer le mouvement étudiant bi ñu génnee université aussi mu doon ñu def concours barreau bi jàllandoo ko muy sama promotionnaire di koo xam ne ku fonk liggéeyam la ku mën liggéeyam la ku ko bëgg la tam te defe naa ne loolu war naa see mën a am témoignage sénégalais yépp. Voilà, c'est un petit problème avec la technique ñu ngi ci jéggalu yéen a ko corrigeel seen bopp ñu ngi ma bindaloon Lamine Mbengue faf du Lamine mais maître Ibrahima Mbengue lañ doon déglu faf malheureusement ñu am jafe-jafe ci wàllu technique bi donc ñooñu ñëpp daal doon sa ay jegeñaale maître kenn ku ne wax ni nga mel ak ki nga doon ngay ko baax te laa biir diw baax na mbokk yi wax ko. dëgg la ma sant yàlla. ba dañ ne diw baax na ñu ne ndax mbokk yaa ko wax. man nag xam nga ñoo sama mbokk. Sénégal yëpp bu ma tax ma sonn yàlla xam ne dinaa toog sama néeg di RFM di wax le matin ma dégg RFM wala ma seetaan télé muy TFM mu yeneen télé. may jooy su ma jabar dem di nga ñàkkee fayda. may jooytu duma ko tey sama xol bi ma gis nit comme man sonn yenn coono yi war ñu jaay ko doole yenn jaay doole yi damay jaay sama bakkan du ma mën a te toog loolu la ma yàlla bindee bu ko defee léeg-léeg ñu ne El Hadji Diouf daal moom jumbo wala lu ne mu nga ca fekk ñooñu may défendre yëpp Khalifa Sall ma suma fay dërëm Bamba Fall bi ko jàppee ba bi muy génn maa ngi ñoom non seulement maa koy défendre mais même les vendredis de la Médina maa ko doon animé fële mairie ba militants yi ak socialistes yëpp ñëw ñu xeex ba Bamba Fall génn masuma gis 1 franc Mali boobu Bamba Fall te masuma koo laaj. Barthélémy Dias procès pour ki ñu ne woon daf koo rey Ndiaga Diouf ak procès bi mu nee dañuy def saaga magistrat yi bu ci nekk maa ko défendre mosuma xam dërëmu Barthélémy Dias ndax day ñuul wala day verte. Khalifa Sall noonu te boobu maa ngi nekk Benno Bokk Yaakaar de Baba Fall dem si yàlla si Tanor Dieng bind plainte pour assassinat ñu arrêté Bamba Fall te dara amu ci mu jëkk sa jubóo nañu yàlla dafay jubóo bala muy fekk suñu borom mu baal ko. L'ancien patron directeur de ASP Khali Niang docteur Khali Niang avocat la woon bi ñu soog a jàpp Barthélémy Dias dafa rey nit taw Ablaye Wade ci mairie bi lañ ko tooñ ko agressé ko ba pare de moom wa rey ma jóg parce que ma fay dërëm mais peut-être Khali Niang fay nañ ko de mu jël avion ñëw ca Peelu ak ñeneen mais tey jii yomb nañuy wax et puis ñooñu ñu am ci seen i militants yu may saaga daal ci gëmul dara man de bu ngeen xamoon ne Seydou muy Khalifa Sall ma suma xam dërëmam xaw ma këram xaw ma ne am na chaise këram parce que ñu añ man ak moom te Macky dañuy toog di añ ma dem teg ñam bi defar beñe yi lu dëgg Farba Ngom toogee na de wala Mahmoud Saleh ñëw mais malgré tout bu ma xamee ne injustice am na dama mën a téye sama bopp mënatuma téye sama bopp. bëgguloo injustice. voilà mais bu ko defee rek. di ma saaga naan kii doon défendre Khalifa Sall léegi ngay woteel Macky Sall te moom laa ma sa woteel. voilà pourquoi nit ñi duñ ma comprendre. éternel incompris. loolu laa yow parce que ñoom pour ñoom ni ñu mel pour ñoom noonu laa war a mel xam nga ñoom lu ñu mel. kii àndal ba bu defee erreur dañu ànd ak moom. kii àndal bu jaayee doole Pape Djibril dañu ànd ak moom parce que moom la ñu àndal. man bu ma àndee yow nga jaay doole Pape Djibril ma ne déet seetal yàlla. maître daa koy jaay doole seetal yàlla. moom rek mu am doole. noonu la ma yàlla bindee te nit ñi dana ma xam ëllëg dañuy bàyyi ba nga dee nag yàlla yéex ñu naan cey ak ñëw woon dëgg.
ak a bañoon injustice. fu ko dëgg fekk. dernière question bi ak Daouda Mine. waaw maître man tamit am naa benn incompréhension te bëggoon naa nga génn ma ci. parce que témoignage yi quand même c'est des témoignages unanimes ci sa biir famille. mais gis nañu récemment tëjlu nga sa rakk. oui ban problème moom moo demoon ba amoon. voilà ba mënoo koon régler xam nga en famille ba yoon du ci am yoon. waaw xam nga ci famille day am ay léeg-léeg lu ñuy wax jalousie kenn mënut tere mu am dañuy wujjee ci doomu ndey la commencé loolu gëm naa ko kooku bàyyi taawu ndeyam sama ndey yor leen ba ma am mu ko amee ñoom dara manqué wuñ ko moom amul métier amul qualification dégg naa mu ne avocat la léeg-léeg mu ne moom expert juridique la te amul sax diplôme amu ko. te yéen a bokk benn yaay. benn yaay mais ma di ko sagal di ko jox xaalis di ko fayal lu yaas di ko jàppale Dakar. bokk la ki la woowoon quartier général. non kooku Moussa Fall kooku magam la kooku moom jéggulu na baal naa ko. moom it erreur la woon rek rectifié ne ko quartier général. man yàlla mën a toog loolu. sama rakk yi ma gën a bëgg. dañuy dem ba yàgg ñu mel ne neen Moussa Fall regretté na loolu. naa ko ci sant. kii nag ñoom jël yoon bu gën a bon. dem 2STV bi toog ak benn maxtaar. toog 2S ne ko El Hadj Diouf dafa sàcc 200 millions Papis Diatta. yónni Papis Diatta journal Le Témoin am na fa benn xaritam bu muy dajee tribunal chaque jour. mu bindal ko ni dama sàcc 200 millions d'un émigré ko xam ne ma su jël avion ma su jël gaal ma su génn Sénégal pour gën a garaawal affaire bi mu ne émigré boo ma joxoon 200 millions ma détourné ko yëpp ay fen ay kàcc kooku noonu moo ma booleeg moom de parce que nee na ma am na ku la soxla avocat comme dama am ñaari cabinet dama am benn cabinet Saly fekk ba Saly boobu ngi dëkkee Nianing mu ñëw jox ma dossier am ni depuis des années mënu maa dem France aw ma benn avocat bu ma envoyé France na amul ñaar dërëm man ma dem ñetti voyage France voyage bu nekk coûté dama plus de 5 millions billet bi ëpp na 2 millions dama voyage lu business classe fay hôtel bu cher fay ay transport 3 fois ba dossier bi avancé léegi mu dem ni kooka nangul sa dossier jox ko beneen avocat parce que bu comme war naa ci am benn pourcentage ñu ne 200 millions la wóoruma de mais banque bu doon seet pare guñu amaguma benn réponse ba tey nii am réponse banque bi barka alxuraan mu yeewu rek ni man jël naa 200 millions booy bi héritier ba nga tubaab moo ko moyen héritage am xamuñ jax la ma wax dëgg la ndax xaalis bu nga fa xaw ma ci dara mais jël naa risque ndax sama doom mu ngi jàngee France ama ñaar doom France kii mu ngi Paris kii mu ngi Bordeaux j'en profite pour voir mes enfants demander banque ba régler ay problème na monte ko samay doom du dëgg ñu gis seen bay kon moom am na chance bi mu ñëwee jox ma dossier bi man kuy dem France souvent la corona bi rek moo fi tee parce que am jabar France sax bay di ay ji France Orly waaw boo gisoo benn doomu góor bi foofu di jaani benn waxam Diouf boo ayee fii ayee dégg nga li ma def Mali parce que sama jabar malien la yaayam tuwaar rek la bu Mali waa Gao la kon moo tax ma xam lu bëri ci Mali aussi dégg nga de man africain la élage africain donc tu as vu ça alors Pape Cheikh donc loolu bu amee sama rak ni dama yàq ni dama jël 200 millions benn maxtaar benn jóob bi nekkoon 2S di nga jóge na fa naa ko waa nga ne lan muy wax di fen di kàcc ma ne kii boo ko bàyyee ba dem ba sama yaay Kaolack dawal sama do gaare ni ko yaay yaa ma jur xam naa sa doom bi di ko bëggee ndax moom la gën a bëgg ci lim jur doom ji gën a bon moom la ndeyam bi gën a bëgg doom ji gën a bon mooy seytaane yaayam may taaw am lu mat ñeent su diggante donc réewande tax mu dem attaqué doon ak iñaan mu dem max sama yaay ko damay porter plainte su yaay dama pour leeral sa der mu ne ko damay leeral sama der dama bëgg salal sama der mu ne am nga ci droit mu ñëw porter plainte ñu oo ko oo Papis Diatta mu ne dinaa indi samay preuve ñu may ko une semaine daaw mu màggali daaw mu màggali ñëw une semaine mu ñëw section recherche gi ne ko ana preuve yi mu amul preuve parce que man gisuma dërëm wax rek wax daal koy garder à vue defee ko après 48 heures yóbbu ko retour parquet après inculpé ko par doyen des juges dossier banque fa loolu jeexul parce que war nañ ko atti temps yi war nañ ko renvoyé jugement xam naa corona bee taxoon boobaa ndax presse bi yëpp ñëw audience mu génne ay preuve loolu pareegul comme mu ma mere boobu léegi dama takk biiram joxatuma ko dërëm mu woo ma fajar 6 heures 21 minutes allo ma jël dama tiit téléphone bi kër ma jóg maag sama jabar
mu ne yow Alaaji Diouf demal jënd sa séri càngaay semaine bii dinañ la rey semaine bii doo ko génn ma ne waxoon dama yàq sa der te def na ko ndax bañ ma ci may magam mën na fexe pexe yu ma reyee ma waat sama yaay ne ko yaa ñu bokk jur de dañ ko bi ñu ko arrêté 8 jours mere woon nga ma nag parce que bu jënd ma mere naan comme jàppale ko kay léegi nag waxal ñu bàyyi ko ma ne ko yaay bàyyi rek bañu àtte ñu waaw am nga li nga bëggoon kay tëj lu ko léegi bàyyi ñu xam nga mairie rek dinaa bu ma dee yaa ma rey xam nga mairie fi fa lay mujjee deuxième ma ne ko yaay xaw ma dina rey wala du la rey waaye bii damay porter plainte ndax suma bakkan da ne ma dañ koy jël te xaw ma lu tax mu wax ko il faut ma porter plainte pour avertir ñu jàpp ko boo ko ñu ko yow yaa oo El Hadj di ko menacé mu ne masuma ko oo ci benn fixe la ma oo mu jox fixe bi gendarmerie ñu oo réquisition Sonatel turam ma ca nekk ñu oo ko ne ko yow si tura ci nekk yaa ngi numéro bu ne waaw maa ko moom te dana ma numéro boo ma joxee bi ma relevé bi ma ooyee numéro fixe bi day feeñ ci sama portable. ma joxe ko 33 842 xaw ma ñaata mu ne du numéro gars yi def réquisition turam nekk ci mu ne maa ko moom waaye oote wu ma heure boobu ñu ne ko 6 heures demi du matin ku jël sa téléphone di ci woote sa fixe kër yaakaar naa fanaan mu ne sama jabar ak sama doom yóbbu jabar ak doom yëpp gendarmerie ñooñu ne kañ ngeen ko da ngeen woo El Hadj Diouf ñu ne waaw kañ ngeen ko jox kii de ëpp na at keneen ki doom ji ëpp na at te oote ba de 4 jours avant jógee ci ki même néeg boobu même kër ga xam amatul lay ñu ne ko diib garder ko à vue audience jotal ko 1 mois ferme mos na nangu sinde waaw sama rak est-ce que yéene naa ko mu dem prison kon doo affaire nañ bàyyi di wax naan mu ngi tëj rakam li tax mu régler problème famille am mënuma ci dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ay mbokk bi ko bañoon da muy gàddaay ñu ko jege mu ne wax nañ wax laa ilaha illallah même li jaayam mu bañ am na wala amul kooku dafa bëgg a dem safara ba dem safara man da ngay may mbokk sama turandoo Nabi Moustapha man turandoo yonent bi laa xëy na looloo ma dal sama biir mbokk am na ñu baax ñu ma gëm mais am na ñu bon comme su yonent bi ñi la yoloon Makka mënu ne unanimité amul mais majorité bi ñi am xel soxoruñu yàlla mayu leen xolu kaani ak xolu këriñ yàlla nag muy bind ay nit donc loolu leer na defe na parce que nag bu dee nag dafa jafe nag betti bu dee yàlla mayu la taw feex nga bokk nit ki moom muy dem macha allah yow ngay arrière moom muy tekki yow tekki woo moom mu baax di la yor nga iñaan lim la yor sax dinañ jox nga iñaane ko ba bëgg a toog mu am dara pour nga ànd yéen ñaa ñëpp ndóol loolu la ki doon wax Elie Ousmane Sarr yàlla gudd fan benn plaidoirie mu pré na mu ne am na ñoo xam ne bu ñuy dee duñ bëgg a dee noo ñoom kenn duñu bëgg a yóbbaale keneen moom bëggoon dama yàq bu demee ba demal sàcc laa avocat bu sàcc dañ lay dàq nga ndóol avocat bu sàcc da ngay dem prison ku la yéene prison yéene la nga ndóol torox te biir sa rakk bëggatu la mu yéene la dee dig la dee 3 yooyu métti na rakk ju la yéene prison ndax bu avocat bu sàcc dañuy tëj 200 millions prison boo fa jógee nekk chômeur avocat chômeur doo lekkati sa njaboot torox yéene na ma prison yéene na ma toroxtaane dàkk liggéey ñu raje ma yàlla tere comme avocat 3e bi yéene na ma dee nee na ma jëndal sa sëri càngaay semaine bii dinañ la rey loolu ñeneen ñi waxuñu ko daaw de min ñeneen ñi bëgg nañ ma Ibou Ndaw a ngi noonu tey ca Kaolack sama rakk boobu ki topp ci moom man lay nooyee ñoom ñaar ñoo bokk benn baay man yaay laa bokk ak ñoom ma seen sama taaw yaay ñoom ñi bokk ndey ak baay yëpp man la ñu ànd ak man moom mu taxaw ne man xaw ma lu nekk ci xale bi soxor goo xam ni coxor goo xam ni bëgg may yàq ci kanamu àddina bi yàlla jubóole dem ci ay Seneweb dem ci ay site internet dem ci ay Sénégo yàlla bu jubóog moom war naa ko ëpp naa wax du ma sa am non du ma sa am ñaan ma ko yàlla jubóo bon on va tourner Pape Cheikh est-ce que da nga jubóog seytaane ñaan yàlla jubóog seytaane xanaa ñaan yàlla jubóog seytaane bañ maa jàpp est-ce que li mu def du seytaane ñaan yàlla soppi ko nag ñaan yàlla soppi seytaane seytaane yow nga ko soppi yow soppi ko ba pare jubóog seytaane voilà donc loolu defe naa leer na dernière question bi nag balaa ñuy tàggatoo puisqu'il fait tard màggal gi
bi ñu lay invité barki démb ci Babacar Fall ñu ngi koy nuyu d'ailleurs ak rédaction bu rajo Futur Média xam naa ñoom ci kanam ci fajar gi dinañ leen gunge ci RFM matin polémique dafa juddu ci màggal geek la nga ca waxoon lan ngay wax sénégalais yi par rapport ak la nga waxoon ci màggal gi. man li ma waxoon ci màggal gi. te ñu bëri déformé ko. laay leeral man Alaaji Diouf. màggaliwuma je dis kii Babacar Fall je n'irai pas au màggal de Touba cette année maa ne dewuma màggal ren ku ci mën dara kenn mënu ci tous mani man la concerné man may murit man li ma leen Serigne Sidi Mbacké mooy sama Serigne doomu Serigne Ahmedou Mbacké Serigne Ahmedou Mbacké doomu Serigne Modou Mamoun Mbacké Serigne Modou Mamoun Mbacké doomu Cheikh Anta Mbacké borom gaawaan may Daaru Salaam bu ma dee yàlla yéex Daaru Salaam lañu mën a denc sama sëriñ di sama xarit sama doomu sëriñ di ma oo fu ma toll di ma nemmeeku bi ma amee corona chaque jour mu oo ma di ma seet parce que wax naa sama sëriñ pour ma ñaanal ma mais pourquoi ma xam ne lii day rayaatee mel ne man jàngu ba aw ma xam-xam man mbaam laa ma bàyyi sama nawle yi du ma leen wax li am man dama nekkoon fan de fa 10 jours xaw a dee ma gis ay kilifa yu mag ci diine ak ci aada ak ci patronat ci yu bëri ak ci sport ak ci musique mënu dibango Pape Diouf ak ñeneen mais corona rey leen ñu war a nekk nit ma ne man de man ci sama xam-xam bopp ak li ma daloon corona man kenn mënu ma yóbbu Tuubaa mais néew ma bu keneen dem naa fekkee benn ci kii bi naan yow boo demul mënoo tere nañuy dem ma ne kan laa tere mu dem dama expliqué par Cheikh Babacar Fall ni ko moi je n'irai pas au Magal de Touba ndax dama am raison dama corona hospitalisé Fann du 8 au 15. mu metti loolu. du 15 ba négatif ma toogaat fa ba le 17 ñu defaat beneen contrôle négatif ma soog a génn le 17 juillet on était à quelques jours de la Tabaski ca laa wéree dem toppatoo ci Tabaski ma ne heure boo amee occasion danaa ko wax. ñu xam ne feebar bi dafa am bu ñu kenn gëmuloon ne feebar bi amul ndax koo gis ko mu dal ko man dal na ma dal na Moustapha Mbaba Guirassy dal na Omar Sarr dal na Aliou Sall rek président de la République dal na El Hadj Amadou Sall yàggul dal na ñu bëree bëri rey dafa ay professeurs yu mag. dal na Mbappé. kon bu ñu gëmloo Sénégal ni feebar bi amul ku ko wax ku ne dana la combattre koo mën a doon ku ne feebar bi amul waxoo dëgg kon nañ wax ni. man de xam naa ne man du ma dem Touba mais newuma kenn terewuma kenn damaa moo pouvoir mënumaa tere kenn mu dem Touba te ñemewu ma sax wax loolu naan keneen bu dem Touba waaye nag dëgg-dëgg nag yàlla ma bind nag te yàlla it nag won na ma corona te xam naa ne dañ ne ma bul jege kenn te man wóor na ma ni bu ma màggalee mënu ma ne damay def 1 mètre ku ne 1 mètre sa morom distanciation physique boo dëgg rek a dex yàlla man de Touba laa dëkk diggante Daaru Xudoos Daaru Minam diggante Gédé diggante Daaru Salaam Daaru Marnaan fépp laa xam Touba fu ne lay dugg donc fépp laa am xarit Mbàkke ndax murid la am fa ay xarit waa Touba bëgg Touba lool nag sëñ Moustapha Saliou Mbàkke di sama xarit sëñ Moustapha Lakram Mbàkke nekk sama meilleur xarit nag ba mu amee doom mu ñëw tudd kon xam nga ni Touba boobu fi la bokk man maa toog nekk xale bu ndaw 5 ans ma jébbalu ci sëñ Ahmedou Mbacké bu sëñ Modou Mamoun Mbacké à l'époque bi mu nalawee laa dem ci sëñ Sidi man maa doon toog yóbbu ci sëñ Fallou mu di ma ñaanal sëñ Modou Mamoun di bind sama yaram sëñ Saliou Mbacké téye ma takkusaan ba timis di bind sama yaram di ma ñaanal su ma taal jaxate toog maa ngi Sëñ Diouf toog sama frère ancien doyen des juges président su daayira ni ñoom mosu gis sëñ Saliou ñaanal nit 2 heures de temps takkusaan ba timis. macha allah mu ngoog. muy bind sama yaram bi di tiim di bind jël suuf di bind. te boobu dañ ma doon xëy bu méttee métti. très bien kon boobu dama naa ni. bu ma nee du ma dem Touba. te Sëñ Touba ni woon lii dafa am solo. te Sëñ Touba ni woon. mën nga màggalee ku ne na ko màggalee fa mu nekk boobu sax amatoo dem Touba kon bu ma toogee sama kër bañ a dem Touba dama koy màggal jour boobu. jërëjëf rey ay xar wala nag. berne. waaw sëñ bi berne la ñu sant.
màggal gi kenn mënu ko tere kenn ndax dañu nañ ko def mais bu dee dafa am nag lu am man ma dund ko sama kër laa koy defee ku ci mën dara kenn mënu ci dara te kenn du ko terroriser man dama ne amul ko mën a terroriser liir naa ci réseaux sociaux yi ay dof ñu naan El Hadj Diouf pourtant nangam ma ne ñu duñ ci ay nit ñi may saaga ci réseaux sociaux yi ndax li ma ne du ma dem Touba duñu ay nit ndax man néew ma ne ñoom buñ dem Touba mais nag mënuñu ma tere man El Hadj Diouf murid sadiq jébbalu à l'âge de 5 ans bëgg Serigne Touba moo lay nooyee xasaay di le 4 avril la yor sama jabar dama du ma dem faral l'indépendance dama di Serigne Touba moo ñu may indépendance le 4 avril doo ko caab boo jógee Kaolack ak ñoom Mamadou Thiam ñoom Modou Mamour Gueye ñëw sama kër yendu ba di leen teral ñuy xasaay may jooy toute la journée parce que xasaay Serigne Touba muy maayibu muy boo ci def da may jooyloo yëpp rek macha allah yëpp jasbul xudóor macha allah ñoom yi sindi di yàlla macha allah dam may toog man boo yëkkati rek ma jooy man yàlla man damay Sëñ Tuubaa ni may duggee ñu naa fekk yor gëmën a sa gëmu Sëñ Tuubaa di sóob naan kii dafa yabaatee parce que samay noonu lañ rek bëgg ma jaxaseeg Touba daan pourquoi mu naan moom ren du dem Touba mais at yu njëkk yo ba ñuy def màggal Touba kenn daawul dem Touba am na wala amul sëñ Modou Moustapha Tam sëñ Fall avant mu di ko institué sëñ Fall ko indi mais première année yém nekk xalifa dafa ko sëñ Moustapha nekk na xalifa ba jeex ma su ko fay def mu ngoog kon boog màggal Touba foo nekk fii ba Brescia ma fekk naa benn màggal Touba moo fekk Dubaï ma fekk sama gars yi ñuy màggal foofu Sénégal yi nekk Dubaï nga màggal ak ñoom maa màggal ak ñoom très bien waaye mais lu ñuy indi coow li ku bëgg a màggali màggali voilà waaye man du ma màggali merci Maître El Hadji Diouf kenn du ma terroriser nag fii la ñuy jaaree jeexal déclic bu tey bi xam naa ba beneen yoon incha allah ñu ngi lay gërëm bu baax yan kàddu ngay tëjee Pape Cheikh kontaan merci ndax day jafe ngeen émission mel nii ma leeral lu bëri waaw te may nga bokk bii pour leeral la waaw parce que man créé woon naa coalition leeral dañu bëgg déclic parce que dañ ci réew moo xam ne après émission dañuy ne seexal xel yi obscurantisme dañuy ñëw di manipuler nit ñi dox seen kaw maayen loolu tax ma réseaux sociaux yi ma di ko daw ba ci kanam ndax kii la milieu de manipulation la xoolee fake news mooy lan wax lu dëgg moo wër Sénégal yi désinformation ñu ne l'ancien maire de Tivaouane et par su mën a dépôt c'est pas vrai Malick Diop ba tontu bu ci réseaux sociaux yi ñu ne Kagame dee na te Kagame deewul voilà les réseaux sociaux c'est le refuge des traîtres des lâches pour la plupart taxaw di saaga nit di saaga Macky Sall tous les jours naan yow yaa nga États-Unis di saaga Macky Sall tax bëri doomu Macky Sall sax moo la mën ñàkk jom ma ne yooyu lañ war a bàyyi nëbb ci réseaux sociaux yi di wax lu la neex mais rek y a la cybercriminalité dañu appliquer loi bi tamit xam nga dama la wax am na loi boo xam ne loo wax ci réseaux sociaux yi mën nañ la jëli ils sont très professionnels nañ leen jëli ñaf leen ci kaso bi ñu yar leen réseaux sociaux dañ leen yar kon Pape Cheikh Pape Djibril Daouda Bine te may ngeen ma en tant que Lénine ancien dirigeant du mouvement étudiant sénégalais en tant que leader de parti des travailleurs pour que travailleurs yi ànd ak man ndax ba ma leen défendre ma dem ba soog Iba Ndiaye Diadji bourse du travail ba ñu taal bourse du travail moo di giro maa ko défendre kuñ fi ba sa jaay doole maa la défendre kon moo tax ma créé parti des travailleurs le travailleur xam ne fii mooy seen parti peuple bi nga xam ne fu ngeen ooyee ba tey TFM nee na ñu ngi oo benn El Hadji Diouf ak benn Bouta Sarr ñoo oo tel activiste ndax xam nañ ne ba ma nekkee député lu ñëw Ouest Foire bu toj may taxaw Tivaouane Peulh Cité Gadaye centrale à charbon bu Bargny lu xew ci réew mi ñu oo ma ne ma ñëw ba taxaw xeex ñoom loolu mooy sama nattu loolu mooy sama raison de vivre te may nga ma tey ma leeral ko nit ñi. c'est normal mooy bi ma ci gën a neex nag. mooy li ma leeral ne man masuma nekk transhumant. may ngeen ma loolu. li ma leeral ne masuma jógee opposition. dem fekk pouvoir. donc jur na li ma leeral déclic waaw. bu ñuy seet ko am mérite dëgg mooy ki nga xam ne ku mu àndal ci nguur da la fay bàyyi. ànd ak opposition wala peuple bi ba nga mere ko. ba doo ko jox dara. wala boo ko joxee dara da nga koy nangu. parce que dañoo jaxasoon bopp xel da wooy mu ngi critiqué Abdoulaye Macky Sall te léegi mu ko ànd ak moom. mel ni masuma ànd ak moom. moom la àndaloon. àndaat ak moom. ndax critique nit taxul nga bañ ko critique dafa di am la critique et l'autocritique sont les armes des marxistes dañuy am formation marxiste léniniste formation boo xam ne ci dialectique la nekk day am contradiction mais bu dee unanimité rek lu wax rek lu buur wax rek ah Macky du juum Macky xanaa yàlla la Abdoulaye Wade du juum xanaa Abdoulaye Wade yàlla la Senghor du juum xanaa Senghor yàlla la
yal na yàlla musal. amiin ci la pensée unique. voilà yal na yàlla jàppale Sénégal. amiin amiin yàlla yokk la yow. amiin amiin yokk ñu fi toog. amiin jàppale la. amiin jàppale Sénégal. amiin amiin yàlla jox ma réew mi bu dee moo gën ci Sénégal ndax Sénégal nooy ndax inondation yu jóge fi ndax surfacturation jóge fi ndax détournement jóge fi ndax jaay doole jóge fi ndax démocratie bi jolli ndax kenn du troisième mandat ndax lépp jëm jaar ci yoon. voilà ndax Sénégal jëm kanam. voilà jërëjëf. merci beaucoup maître El Hadj Diouf ñu ngi lay gërëm bu baax Pape Djibril yow it ñu ngi lay gërëm. gërëm Daouda Mine nii la ñu ko bëggee woon yaatal ak personnalité yi ba nga xamee ni. bu jotaay bi jeexee dina am déclic ci ay ponk yu bëri yoo xam ne ni ñaare dafay jur ay incompréhension ci bopp sénégalais yu bëri donc ñu ngi gërëm bu baax maître El Hadj Diouf Pape Djibril xam naa ba ci kanam. inchallah certainement ci soir d'info. waaw certainement Pape Cheikh di la gërëm bu baax di gërëm maître ak Daouda di gërëm sénégalais yi doon ñu seetaan. encore une fois di wax rek action de l'État ñu gën ko rendre beaucoup plus efficace. pour ñi nga xamante ni yëpp ñoo ngi ci ndox mi. parce que météo bi moo ngi annoncé waat ay pluviométrie yu métti donc am na tey ku ma bind koo xamante ni hôpitalu Bambilor lay liggéey nee na depuis 4 jours mënul génn këram dem liggéey. ah oui. donc c'est des situations extrêmement difficiles yoo xamante ni je pense que ne jëwriñ yi nañu futti costume yi ak service déconcentré yi taxaw ci niñ ci war a taxawee pour que ñu mën a jàll ci leneen te xuus carrément dugg. waaw exactement nañ ci jàpp bu baax et puis ñi ñu ci investir ay missions yëpp ñu jox leen ay moyens parce que ñu ci bari am nañ volonté jox nañ leen ay mission mais amuñu moyen donc da nga leen di jaxase ak askan bi duñ fa ñemee dem sax donc loolu tamit muy sapeur pompier yi voilà exactement ñu regardant par rapport à ça wax na dëgg parce que plan Orsec suñu ko waxee rek mooy contrôle du am te ñu ci bari malheureusement Afrique loolu bokk na ci li ñu gën a sonal jàpp nañ ne situation bu taxaw rek am nañu ci war a profité waaw jàpp nañ ne situation di nga gis koo xamante ni daanaka xamul day mel ni Papa Djibril Fall nekk journaliste ñu dem tey jël ko ne ko pour mu régler mbënd mi nga xam expertise am tey lay tàmbali ci ndox mi alors que mënu ko nañ ko jox ki nga xamante ni léegi moom du ko mën jox ko keneen kooku mënu ko jox ko keneen finalement action bi nga xamante ni mooy finalité bi duñ ko mën a atteindre marché yi joxe voilà donc yi ko war a jox exactement jox ko ñi nga xam mu bañ a benn surfacturation voilà suñ bëggee dimbali président de la République daal loolu lañ koy def c'est vrai que nee na 10 milliards yi bëgg na ci 3 milliards yoo xamante ni cash transfert lay nekk ñu yónnee ko nit ñi mais encore une fois loolu c'est déplacer le problème doo ko régler gis nañu ceeb bi coow lim fi indi woon ba fi mu ne nii coow laa ngi fi ba tey gis nañ ne sax jëwriñ ji dafa am problème mu sax génne factures yi xeet yooyu donc yooyu yëpp dafay indi ay problèmes yoo xamante ni encore une fois on règle pas le problème on le déplace il reste entier fii ak ñu toogaat fii dellu siwaat ci même situation yi ñoo ngi ci biir kii bi nawet bi jeexagul Pape Cheikh li ñuy ñaan daal mooy ñu seet ci yàlla bu baax def ci yërmande bu baax a baax parce que pour man gouverner encore une fois compassion la ak empathie ak générosité rek amul leneen voilà et on découvre carte bu Sénégal ak ANACIM ak alerte bi mu joxe ci wàllu vigilance gi nga xam ne ni war nañu ko sàlloo par rapport ak taw yi nga xam ne ni fan yëpp moo ngi jur mbënd mu doy waar fii ba le 10 maanaam fii ba le suba fii ba suba ci minuit fii wala ci couleur yi la vigilance yi toll bu dee risque yi dafa élevé ci dëkk yu bëri comme ni ngeen koy gisee noonu mu xonkee am na ci ay dëkk yoo xamante ni ba fii ñu ne ndox yi duggoon ci seeni dëkkuwaay dañagul ba tey te météo ngi annoncé ni bu ñu mayul ci bis yi di ñëw fii ba suba dina amaat taw yu miti yoo xam ne ni mën nañoo sonal yàlla na suñu borom sàmm ñëpp rek et que ñoom comme ni ko Pape Djibril waxee yi ñu jël ci ay matuwaay yàlla na nu ko gën a matal bu ko defee ñu mën a génn ci situation bi à temps ndax mënuñoo boole ñaari jafe-jafe coronavirus ak inondation voilà c'est ce que je disais à Daouda tout à l'heure ñu ngi naan dund leen ak coronavirus bi mais là vivez avec le virus et les inondations la xam naa finalement ñu ngi lay gërëm bu baax Daouda waaye maa ngi lay gërëm di la sant bu baax Pape Cheikh ci invitation bi di gërëm également Maître El Hadj Diouf ci nangul bi mu ñu nangul ak le fait que mu nangu répondre suñu question yëpp en toute liberté et puis sans langue de bois comme ni ñu ko xamee ñu ngi koy wax dëgg yàlla gërëm sans filtre parce que ki nga xamante ne moo ñu nangul ñëwal ñu nangu également soumettre suñuy question et puis répondre ci pour askan bi mën a gindeeko kooku dañ ko war a delloo njukkal ñu ngi koy gërëm ci loolu quand même voilà merci beaucoup Daouda Mine y a même beaucoup de gens yuy wax ni naka la Maître El Hadj Diouf def ba coronavirus
hospitalisé te kenn yëgu ko contrairement aux autres personnalités ah. ma tontu ci ñu bëree ngi laajte loolu mais xam naa réponse rapide lay doon. rapidement pour ñu tëj waaw. am na sax benn journaliste. bu ma oo. mu ne ma dañu dégg nga feebar. ma ne ko yow doo feebar. lan la woon mu ne d'accord baal ma. ma xam ne ñàkk lu mu déggoon mais ñemul xuus. ma ne lan mooy ndey ma feebar di rek commencé wax. commencé siiwal mais ma ne comme ni ma ko nëbbu ma ko it. dinaa am occasion lu mel ni grand jury wala émission mel nii nga xam ñëpp ko suivre. ma wax ko Babacar Fall dafa tiit sax Babacar Fall dafa ko bett. ñu bëri la bett en fait. mu ne ma yéen da nga ko ma ne ko j'ai fait 10 jours ci maa ngi ci profité pour féliciter et remercier le professeur Seydi professeur Khady Kadia Diallo madame Mbaye di féliciter ay ñoom docteur Faye ñoom Mame Diarra ñoom madame Bari ñoom Ndoye ñoom madame Lo ñoom ñi mën a toppatoo yëpp dañoo bëri macha allah. ñoom El Hadj Moustapha Ndiaye. mais depuis dañu ma toppatoo. ma lire ci internet bi ñu naan day wut buzz dara jotu ko mais Sénégal kañ dañuy am jàmm mais man kan mooy dem bay naan sa bopp da ngaa corona te corona woo mais yow Pape Cheikh jom Sénégalais mais réew mi dafa dof. man damaa jommi ba waxatu réew mi ko dëppala. fi mu ne damaa jommi ba noppi. dañ lay bañ a bañ ba loo wax même boo nee dafa corona ñu ne day fen ma gis nga baal ma am na ko dafa DOOUL dama ko tudd loolu la ma bindal DOUL. d'accord bu dee DOUL rek. heureusement guddi na mais xoolal ma lii tax ma ne la man réseaux sociaux yi du ma ko xool ay xale yu salte ay xaj lañ jël dugal leen ci ñu nekk ci di mbow rek yàlla musal ci ñoom. amiin merci beaucoup maître El Hadj Diouf et pourtant damaa bëggoon xam rek nan la def ba téye secret wu bi ñu ko testé mu positif di mu hospitalisé. ba di mu génnee non c'est le professionnalisme de l'équipe du professeur Seydi. parce que ñoom mënoon nañu génne. xam nga secret professionnel. moo tax ñu dàq sa waajoo ci impôt et domaine. mais ñeneen ñi am secret professionnel. fa ñu liggéeyee. am ñu denc di ko génne. parce que bu ñu doon génne lépp dëkk bi toj. waaye mënoo téye sa gémmiñ. mënoo denc benn secret doo mën a yore réew. ñu ne nañ la jox réew bi. voilà waaye nit ñi am leen fayda. secret professionnel c'est important merci beaucoup maître El Hadj Diouf donc ñoom professeur Seydi ñoom professeur Daouda Ndiaye docteur Ndeye Maguette defe naa noonu la tudd Pape Samba docteur Ndeye Maguette bu Diamniadio képp koo xamante ni yaa ngi liggéey ci bërëbu fajukaay yi ñu ngi lay gërëm di la ndokkeel. on va finir ak site internet bu groupe Futur Média www.igfm.sn. regardez depuis quelques jours dañoo defaraat ajusté waat et lépp loo xamante ni soxal na leen ci wàllu actualité moo xam bu réew mi moo xam actualité yi jàll ci télé bi wala sax yoo xamee ni feneen lay jógee en tout cas ay xibaar yu wér te wóor ñu ngi leen di conseiller ngeen di yër suñu site internet di www.igfm.sn. regardez déjà en temps réel lépp loo xamee ni tukkee na ci ay mbir ci émission bi mu ngi ci site bi mais en même temps lépp lu xew un peu partout à travers le monde et en temps réel ba noppi itam de vraies informations dañu koy développer ci suñu site internet Daouda Mine mi nga xamee ni moo ko jiite je pense que occasion la pour terminer nga rappelé waat internautes yi ak ñi nga xamante ni ñoo fidèle ci site bi que lépp loo xamante ni soxal na rédaction bu site internet bi mooy di leen jox ay informations yu fiable. maa ngi lay gërëm wax dëgg yàlla Pape Cheikh parce que comme ni nga ko waxee site bi nga xamante ne ñu ngi ko mettre en ligne le 1er septembre bi. à l'occasion anniversaire u groupe Futur Média. parce que dañ jàpp ni groupe Futur Média dafa nekk groupe bu nga xamante ne dafa war a chaque fois di innover pour jëm ci kanam. li nga xamante ne moo ko tax a jóg mooy fexe ba nga xamante ne ses lecteurs ses téléspectateurs et ses auditeurs ñoom ñëpp ñu mun leen satisfaire à 100%. donc ñu gisoon ni nag site bi nga xamante ne yoroon nañ ko am na lu nga xamante ne waroon nañ ko ci mun améliorer. je pense que am équipe yu nga xamante ne liggéey nañ ci depuis ay weeri weer ñu ngi ciy liggéey. sous l'impulsion du directeur. dafa gën a rafet. wax dëgg yàlla dafa gën a. honnêtement c'est vrai que site bi yàgg na ak ñun. mais depuis am na lu ma neexul fii de. dafa gën a rafet loolu ci mbind mi la mais ci defarin week internet yi. loolu ci neexalul. li may wax rek. faiblesse bi ngay génne am ci yenn nit ñi. waaw lu ñu beneen après diw. mais El Hadj Diouf man nañu wax sama wax rek tey. il faut ñu ne après diw après Ousmane Sonko le leader du parti des travailleurs mais El Hadj Diouf exige ba tey man maa exige tey man la. il faut ñu tudd Ousmane Sonko rek wala ñu dee waaye mais complexe bi maintenant. waaw dana liggéey dana liggéey. am solo mais El Hadj Diouf dañu jàngal suñu métier nag. yaa ngi woon fu am solo. man amul droit wax sama wax. waaw am nga ci droit. après Ousmane Sonko. waaw tey ngeen Ousmane Sonko.
tey man la war a xam naa mais da ngay ko rek ba li doy na war émission bi nar a gën a mag mooy émission bi nar a gën a mag mooy face to face Maître El Hadji Diouf Ousmane Sonko. da ko ñeme loolu nañ ko essayé seet. du nangu. yow d'accord nga. man sant daw benn débat. kon naa ko essayé. xam nga lu ma Karim Wade waxoon Karim Wade ba mu ne day débattre ji ak. ak Tanor Dieng wal faji bu jaar sama kër. Karim fi Mermoz boobu Mermoz daa dëkk mu ñëw tax mu ne ma damay dem wal faji pour débattre ak Tanor Dieng ma ne ko Tanor du ñëw xam nga Tanor dafa ko demale du ñëw. ci affaire OCI yi la woon quoi ni mu géré woon. bon 92. waaw bilan mu ne ma mais bu doon yow du ma dem yow moom du ma débattre yow si dafa jël avion ak génn Sénégal. mais loolu il faut que non parce que man ci dëgg rek. dinañ ko def. dinañ ko waaye def boo xam ne ngay def ju ñaay ak di jéem a ndax dañuy di manipuler conscience. donc pour finir je disais. du jàll site bi dañ ko gën a taaral léegi. waaw dañ ko gën a taaral. mu gën a accessible en fait. non seulement dafa gën a accessible. parce que dañu gis ni même suñu ancienne version bële. dañ gisoon ni pratiquement 60% ñi nga xamante ne dañuy lire ñëpp. si seen smartphone yi lañ koy lire. responsive voilà léegi nag ñu fexe ba nga xamante ne site bi dafay nekk lu ñuy woowee responsive. nga xamante ne yow même boo ñëwee nga yor sa portable dafay mel ni comme si yaa ngi yor sa ordinateur. loolu moo nekkoon lu nga xamante ne moom moo ñu gënoon yitteel. et mu nekk lu nga xamante ne expertise locale ñoo ko def parce que ñi ko fi def ñu ngi fii dañuy liggéey fii ci groupe Futurs Médias c'est vraiment de très grands techniciens yu nga xamante ne ñu ngi fi. et puis ni nga ko gisee nii que mu nekk IGFM que mu nekk surtout Record que mu nekk surtout l'Observateur ñoom ñëpp même plateforme bi moom moo koy gérer à temps réel. et que lépp lu nga xamante ne changement bu ñu ci bëgg a def. mën nañ ko def à temps réel. nous restons ouverts nag nekk lu nga xamante ne liggéeyu ñëpp la liggéey bu collégial la. lépp lu nga xamante ne suggestion la critique la wala ay lu mu mën di doon. ñun nous sommes preneurs parce que ñun notre préoccupation principale. moom mooy satisfaire ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy lire. parce que dañu yaakaar ni sans ñoom ñun nous n'avons pas. bravo ça voilà et c'est devenu une habitude sénégalais bu ci xëy rek après café li ngay njëkk a def mooy ak sa téléphone portable nga dugg ci www.igfm.sn site d'information le général. info du matin bu ko fàtte. voilà info du matin ak yëpp waaw moom ce sera pour tout à l'heure ak fële ci Babacar Fall 6h30 ak RFM matin voilà lépp rek. non machallah vraiment félicitations. voilà ngir gën a jege sénégalais yi. pour avoir vraiment l'information li ñu bëgg ci. vous êtes en train de cravacher. merci on cravache. vraiment Monsieur Ndour félicitations. mon ami allez Mamadou Ndiaye merci nga gërëmal ñu internautes yi itam rendez-vous mardi